dañuy wax au nom du délégué de quartier et de tous les riverains de Mbour 3 yi nga xam ni ñoo nekk fii tey waa Mbour 3 yi fi nekk. lu waral jataay bi. jataay bi li ko waral mooy avant tout ñu ngi nuyu ñëpp wax ñëpp ne jàmm ak salaam rek ñoo ñu tax a jóg jóguñu pour def politique nous sommes apolitiques fii ñi fi nekk amul ku def politique en tout cas man defuma politique. alors dañu am problème boo xam ni dañoo xaw a jaaxal metti ñu te mu yàgg te kenn waxu ci dara te plusieurs fois rencontré nañu certaines autorités administratives bi loolu amee te amuñu benn répondant loolu rek a waral suñu jataay bi. problème bi lan. waaw problème bi mooy lii ngeen gis yéen a ko gisandoo seen bopp mooy mbirum tali Mbour 3 bii. tali la boo xam ni bi ñu ko entamé ak léegi ça fait depuis 2017 ça fait bientôt 2 ans et poussière mu ngi bëgg a taw sax mais taw bi baax na ci c'est pour montrer que ñii am nañu détermination pour wax ak yéen ci jàmm ak salaam ñu ko autorité xamee noonu peut-être que am na ñoo xam dañuy jóg di sànni xeer di masamba di dem ñun dugguñu ci yooyu. problème bi lan la. alors problème bi mooy tali bii ngeen gis ngeen ndox mi nekk suñu gannaaw gis ngeen tali bii ni mu amee importance bi mooy boulevard bi xaw a gën a mag ci Thiès la bokk. boo jógee péage bu Dakar rek pratiquement si boulevard bii ngay tegu donc à l'origine moom la ñu jëkkoon a jóg di nar ko defar bëgg ko defar depuis 2017 ils sont venus avec des engins avec beaucoup de matériel extraordinaire tali Promoville bi ñu ni ñu dañuy ñëw defar yoon bi en 6 mois ñun ñëpp on a applaudi fii amul koo xam ni kër goo xam ni doo génne bool di génne joxe nit ñi lekk gardien yi nga toppatoo leen ñi ñu fi toppatoo engins yi ñun ñoo ko doon garder et tout mais on s'est rendu compte que depuis 2017 yoon bi mu ngi nii à l'état. liggéey bi dafa yéex. liggéey bi amatul sax dafa arrêté. parce que dañu jekki ba si yàgg rek ils ont pris le matériel. nañu dañ ko yóbbu feneen. dañ ko soxla. dañu ragal ni sax mu nekk détournement d'objectif. yooyu du ñu dugg sax si détail yooyu. waxuñu leen lu tax liggéey bi arrêté. waxuñu ñu ko ba léegi d'ailleurs moo tax ñu jaaxle. te en dépit de tout cela il y a 1 mois ou plus de 3 mois. on a rencontré le maire de la ville gisante nañu ak maire ville bi muy Talla Sylla délégué de quartier bi dem na fa ak tous les responsables ñu dem fa gis ko mais malheureusement ba ñu waxee ba léegi. lan la yàq ci seen cadre mu ngi taw li mu yàq suñu cadre de vie gis ngeen fii ndox mi actuellement voilà. gis ngeen image yi ngeen gis yàlla def na yéen ñëpp ko gisandoo gis ngeen ndox mi ni mu mel gis ngeen yoon bi ni mu mel te yoon bi melul woon nii. il y a 2 ans 3 ans 4 ans dañu amoon yoon bu baax boo xam ne dara nekku ci c'était carrossable ndox bu tawee ndox masul taa fi un beau jour en 2017 la ñu ñëw on a vu un matériel formidable boo xam ni 4 périades yu bare ñëw nañu fii ñu commencé terrassement quartier bi ñu commencé terrassement bi ils nous ont dit que ni incha allah en 6 mois bu soobee yàlla di ngeen am une route bien faite yoon boo xam ni bu mucc ay bu am ay lampe ak am lépp. ñun ñëpp dañoo kontaan ñun ñëpp a tàccu parce que loolu rek la ñuy xaar ci autorités yi li tax nag ñu def point de presse bi c'est parce que jaar nañu fi ñu war a jaar yëpp yu bari le délégué de quartier bi jaar na fi. liggéey bi dafa arrêté. liggéey bi ba mu arrêté ak léegi mu dem at ak genn wàll te ba mu commencé ak léegi mat na 2 at. léegi tàmbali na taw ban lan ngeen ragal ci. li ñu ragal mooy li ngeen gis mooy ndox maa ngi fi bari bu njëkk ndox daaw fi taa c'était un terrain bu plat la tàllalu. ndox bu ñëw dafay jàll ndox bu ñëw ndox mi kii bi naan ko mais 4 périades yi dañoo gas yoon bi c'est vrai que bi ñu koy gas dañoo xam ni avenue bi gën a mag la ñu yore boulevard bi mooy boulevard boo xam ni boo génnee péage bi rek moom ngay jot te boulevard bi c'est presque sur 2 kilomètres moo jaar ci église bi moo jaar ci jumaa ji jëm ba sorti Thiès ñëpp ne boulevard bi amul bu mel ni Thiès je pense que boulevard la boo xam ni kenn warul mën a goudronner yeneen boulevard fi mu toll di ko bàyyi fii. léegi yow situation bi ban jeexital la am. situation bi jeexital bi mu am mooy problème bii ñu am gis ngeen ndox mi ci nekk parce que engins yi bi ñu ñëwee gas nañu yoon bi ba nga xam ni profondeur bi mu nekk mat na 1 mètre et poussière un enfant de xale bu am 2 at bu si duggee yàlla traité ko mën na la. ndox bi dafa taa comme dex. dafa taa comme dex. tey jii bu fi dara amoon yàlla traité ko. keneen du mën a dugg fii muy sapeur muy ambulance muy leneen suñu imam yi ñu ngi fii suñu doom yi ñu ngi fii ñii seen tànk xaw naa metti fii rëq na fi ñii tarxiis nañ fi ñii bu ñu jógatee pour julli ji njël mënuñu ko julli suñu mbokku jàngukat yi muy église bi bu ñuy dem même pour seen affaire funérailles et consorts mënuñu ko
seen kii beeg yooyu mais si sax bu ñuy dem oto yi duñu mën a dugg foofu. est-ce que leen wàllu wér-gu-yaram mais wér-gu-yaram bu baax parce que guddi duñu nelaw yoo yaa ngi fii te si biir am na fi ay rabu àll yoo xam ay serpent ak lépp a ngi ci kenn du génn guddi. te ñun dañoo nekk ci diggu Thiès. ndax gisante nga kilifa yi ñu dénk Thiès. kilifa yi dem nañu gisante ak ñoom le délégué de quartier bi du def dara te yëgoowu ci ak kilifa yi lii sax avant ñu koy def dem nañu gis maire suñu maire Thiès Ouest bërki démb ba moom ba ñu ko waxee mu ni dëgg-dëgg wax nañu ni mu demee yëpp ne on est totalement en phase avec vous. bon bi ñu demee wax ko it gis nañu le maire Talla Sylla le délégué de quartier gis na ko te loolu pour bañoon lii am c'était depuis le mois de juin la ñu dem gis ko bi yàlla defee ñu dem gis Talla Sylla wax ko ne ko yoon bi nii mu mel dagg nañ ko bàyyi ko te yaakaar nañ ni bu tawee boobu moytul dinañu am fii géej. lu mu leen tontu. li mu ñu tontu je pense que délégué ngi nii waxul dara. kenn waxul dara. Promoville projet état la. bon Promoville projet état yi mais ñun comme riverain la ñu. ñun Promoville ak Ageroute c'est ñaari ay jeu de mots la yoo xam ne bëgguñu cee dugg ñun li ñu xam on est des citoyens yoo xam ne paisibles parce que quartier bi ñëpp responsable rek a fi nekk. je pense que ni ñu calmé duñu dugg ci dara loolu moo tax sax xaj na nit ñi foog ni ñun duñu def dara te lu nekk dañ ko fiy jëlee yóbbu ko. assainissement bi démarré woon na ko nen dañ koy andi ba fii 10e la yam ñu jël ko yóbbuwaat ko feneen. affaire cimetière ñu ngi koy loolu sax am na keneen dina ci wax waaye ngeen xam ni rek loolu lépp dañ ko toog di ko muñ noor bi bu jotee suñu kër yi fi mu toll kenn mënatul sa néeg doo ci mën a dugg ndax poussière suñu doom yi sëqat nañu. li ñuy xaar ci jamono ji moo ñu jóg ci yoon bi parce que nag li ma leen wax yépp dafa weesu te terewul juróom benn weer ci gannaaw dañoo gis ñu sëxatandoo ay juróomi yoon ba fukki yoon yoo xam ne ñu ngi Thiès defar leen ba fii mu toll ñu ngi koy lal goudron te ñun ba ñu daggee suñu yoon bi ak léegi mat na 1 an et demi. waaw 3 ans ñun nag ñuy laaj ndax peut-être citoyen normal lañu comme ñooñu am déet ou bien ñooñu dañoo am kumba am ndey la je ne sais pas. mais toujours est-il que juróom benn weer bañ ko defee ba léegi tali yëpp ñu nga fay teg ay goudron yu rafet lampes yi dégg naa ñëw na maire yi des lampes solaires et tout yoon bi dagal nañ ñu ko yoon bu baaxoon ñu dagal ñu ko tegal ñu ko fii église bi mënuñoo dugg def li ñuy war a def ñun ñii mënuñoo def li ñuy war a def suñu jàkka monseigneur waxtaan nañu ak moom il est en phase suñu imam mu ngi nii imam yaa ngi nii suñu gannaaw donc li ñu bëgg fi ngeen war a jaar monsieur Diouf. waaw léegi tey bu ñu weesoo fii ndax xalaat ngeen leneen plan d'action. non xam nga ñun li ma koy wax rek ñun ay responsable lañu ay mag ñoo fi nekk gisu leen fi sax xale yaa ngi fi suñu gannaaw mais xale yi ni ñu responsable nañu responsable ñoom xaj na mën nañoo def comme ñeneen nag waaye ñun on est responsable suñu ligne daal mooy lu ñuy def dañ koy def en toute responsabilité waxtaan ak nit ñi di ñaan yàlla subhanahu wa taala bu ñu fi jógee lii gis leneen loo xam ne nit ñi daañu ko mën a ñëw defar. daal bëgg ngeen tali bi ñu defar ko. mais tali bëgg na ñu ngi defar xool ñu ngi boo duggee grand standing ay yoon la yoo xam ni matul sax 15 mètres. matul sax 15 mètres te yoon yooyu defar nañ ko en 6 mois ñu ngi koy goudronné dafa mel ni finalement sax nit ñi dañuy ñaawal xam nga xool leen rek loolu fii avenue la boo xam ni mat na 30 mètres de largeur nekk 2 kilomètres yoo xam ni jaar église impacté ci église bi impacté aussi ci suñu mosquée. waaw mais mbott yi duñu nelaw mais jotuñu matt waaye nag xam nga sénégalais li mu xam mooy nekk ba dara jot ñu naan jaan matt na ko mais pour bañ loolu am moo tax ñun ñu jóg waxatoo nit ñi nii te loolu rek moo tax ñu jóg pour ngeen xam ko pour nit ñi xam ni jóguñu pour def leneen ak leneen ak leneen. mais lii ñu def ban relation la am bu importance avec la route nationale wax nga waxi. relation bi mu am ñëpp xam nañ ko gis nga fii nord bi li ñuy gën a sonnal oto yi ñuy wax allo Dakar yëpp fii la ñuy jaar parce que yoon bi moo gën a direct gis nga yoon bii ñu defar actuellement di ko goudronné di ngeen xool embouteillage yi muy ko yoon bi dafa direct dafa large to nord bu amee fi la oto yëpp di jaar bus yi fi la ñuy jaar oto yi fi la ñuy jaar waa Saint-Louis yi fi ñuy di jaar yoon bi yëpp yoon bi moo leen gënal bu nord bi jotee bu ñu ko defarul oto allo taxi yi Dakar yi ñu ngi dàqante ak commissariat fii de police kenn du am jàmm parce que commissariat aussi dañ fay nekk pour aar nit ñi te bu ñu gisee loo xam ni aussi du jaadu il faut ñuy dàqante ak oto yi. parce que oto yi li ñuy def du yoon. merci la wala fee moom. Ngoné Ndoye asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu di leen di dalal jàmm ñun nag comme ni ko Malick waxee rek xëy na lii c'est venu à son heure ndax dañu sonn surtout ñun mère de famille yi dañoo sonn parce que fii koñ bii
li fi jigéen di jànkonteel dafa bari. Mbour 3. Mbour 3 li fi jigéen di jànkonteel dafa bari. fii ba ca ginnaaw église ba jigéen ñi fajar la ñoo jóg di dem marché jakarta yeeg ñoom lu nekk ngi fi léegi nag amatuñu fu ñuy aw fi nga xam ne fa la ñu war a aw parce que gasal nañ ñu fii defal nañ ñu ko canal te ñun ñaanuñu woon canal soxlawuñu canal la ñu soxla woon muy goudron ñu amoon un bon espoir kontaan ba nga xamee ne comme ni mu ko waxee ñun ñoo daan togg di jox gardien yi nga xam ne ñoo yore woon ci machine yi mais amul solution léegi fi nga xam bi nga xamee ne taw na yoon yi nga xam ne place yi nga xamee ne dafa élevé di buntu kër yi jigéen ñi war cee aw xale yi war cee aw dem jàngi borom kër yi war cee aw dem suba gi jumaa yeeg ak église ak yépp foofu la nga oto yi di aw ak nit ñi da ngay mujj a obligé wàcc ci suuf parce que oto yi nanguwuñu dugg ci biir ndox mi di fa jàll bon léegi dañ lay fekk ci kaw trottoir fi nga xam ne moom la ñu mën a tuddee trottoir bordure kër yi fa lañ lay fekk donc ñun suñu sécurité sax amatuñ ko far suñuy doom amuñu sécurité suñuy doom amatuñu fu ñuy fooye amuñ suñuy sët ak suñuy doom yëpp amuñu fu ñu fooye amuñu fu ñu làqu amuñu dara benn espoir la ñu amatul fi mu toll amoon nañu nag espoir mais dañoo découragé parce qu'on a gis nañu les autorités fii Mbour 3 ay intellectuels ñoo fi nekk Mbour 3 ñoo xamee ne dañu xam seeni devoir vis-à-vis de l'État mais dañu xam seeni droit vis-à-vis de l'État Mbour 3 bii ñun ay citoyens lañu complet nag on fait partie de l'État gis nañu le maire Talla Sylla gisuñu ko sax ba ñu demee on a vu ses représentants à savoir monsieur Carlis Aïdara ak Touré ñu toog wax recevoir ñu poliment waxanteeg ñun li ñuy wax dañuy wax Promoville ak État AGEROUTE mais loolu ñun on ne comprend pas li ñu comprendre mooy nous sommes des citoyens Banque mondiale bu fekkee ne moo financé yeneen artères yi État moo ko avalisé aucune banque au monde